asalaamaaleykum mbokki internet Yoku TV ginnaaw ba ngeen nuyoo di leen ziar di leen baaluwaat àq bu baax di leen baal àq di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen ñaan ngeen abonné ci suñu site Yoku TV bu leen fàtte bës cloche bi. seen émission Ahlou Lamb la tey ñu nekk fii suñu plateau dalal commandant Thioune fas yéene waxtaan ak moom ci làmb muy koo xamante ne nii yàgg na yëngatu ci làmb tey moom lañ leen indil ci seen plateau Ahlou Lamb. commandant ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay fay ginnaaw bi ñu sant yàlla ba pare julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur. waaw commandant nga nekk du moins école de lutte xéewal gi yàgg ci làmb tey ba tey nii xam nga ñu ngi dégg commandant Thioune am na ñoo xamante ne xam nañ koy commandant Thioune mais am na ñoo xam ne xamuñu koy commandant Thioune tey ñu dalal la ci suñu plateau Ahlou Lamb tey bëggoon nañoo xam pire kan mooy commandant Thioune. waaw jërëjëf comme ni nga ko waxee yàgg nañ trop ci terrain bi yàgg école de lutte xewal gi ñun buñ jógee dëkk ba ñëw fii nii dans suñ doole ñëw ci làmb ndax làmb rek a tax ñu jóg pour ñëw léegi nag ñun biñ ñëwee ñu dugal ñu ci école bi ñuy wax école de lutte xewal gi. bëre du loo xam ne sax dafa doon dañ koo jàng dafa doon loo xam ne dañ koo doon kon suñ ko defee wàccuñu yoon bi waaw. waaw commandant nga ne bëre. du loo xamante ne da ngeen koy jàng da ngeen koo doon. mais ñu gis nga nekkoon dëkk ba. ñëw Dakar. nekkoon ci encore nga nekk mbëru mbapat. mbapat ba nga xamante ni yëngal ne war nga mën a bëri si arène. nga ñëw école de lutte xéewal gi. ñu yàgg a dégg champion di génne ci école de lutte xéewal gi mais depuis boobu ba tey commandant Thioune mënta am combat loolu lan moo ko waral. waaw li ko waral mooy maanaam yàgg nañ trop ci école de lutte xéewal gi fu ne nag jaar nañ fa ngir am combat lijjante nañ côté bu ne ngir am combat. mu doon loo xam ne jafe na lool si ñun xëy na nag yàlla mi nga xam ne dara tewu ko moom la ñuy ñaan rek ñun balaa saison ren bii jeex ñu am ci combat si kattanu yàlla nit ñi gën ñoo ràññee parce que wax dëgg neex yàlla yàgg nañ trop si làng bi. waaw commandant ci yàgg bi ngeen yàgg ci làng ji. yow école de lutte xéewal gi. léegi nga yàgg fa. yenn saa ñu gis mbër génn fa bëre. boo ko xoolee xool commandant Thioune nga xam ne xëy na ci maas ci taay lépp commandant moo gën a maanaam moo gën a niru mbër mooy gën a mat mbër lan nag waa sa diggante yow ak waa équipe bi da nga leen a wonul lu leen doy wala bëre commandant da leen a doyul wala maturité bi commandant war a am da koo amul. jërëjëf. man commandant Thioune xëy na ñun ñi ñu nekkal xam nga doomu aadama sax nit du ko wax matut mais yenn saa yow ci sa wàllu bopp yow mi nga xam ne yow yaa yor école de lutte bi war ngaa xool say leader war ngaa xool ñi nga xam ne nii nga xam ne ñooy bëri fii nii kii bëri na 2 ba 3 kenn mënu koo dégg yow am nga mbër moo xam ne yow ci sa wàllu bopp leer na la mbër mii su bëree ci làmb ji bu amee benn combat ñaari combat mën na yóbbu école bi foo xam ne yow ci sa wàllu bopp doo ko foog mbër moomu da nga koy jàppale. parce que nag ñun dafa am ñoo xam ne ñoo ñu yëlif te ñun mënuñoo wóotal suñu bopp combat ñoom nag ci seen wàllu bopp def nañ pas-pas ndax entraînement la ñu sant def nañ ko bu contact jotee ñu dem contact li woon yoon moom ñoom laay ñaax waa école bi. ñu jàppale ma tëggal ma combat ma wan leen lu leer nañ ci kattanu yàlla. waaw mais commandant tey lii suñu problème mooy commandant Thioune est-ce que jotul tamit nga jéem a xool beneen yoon comme maanaam équipe bi nga nekk. yow mënoo faa am combat est-ce que jotul yow tey nga xool beneen yoon. si jot na parce que tey fu mu toll nii bu tey jàllee. ba ñu wari ba pare dinañ dem école toog waxtaan parce que c'est le temps jot na ñun ci seen wàllu bopp
man ma am combat ma bëre wala man ma jël sama yoonu bopp parce que nit ñi bari nañ fi comme si li nga wax léegi commanda Thioune tey boo seetee tey ci biir école bi tey ki ma fa gën a doon mbër amut comme nag ñun ñëpp ay nouveau génération lañu war nañoo mën a jël sax au moins bu dee benn combat ñu ne xaaral ñu tegal ko commanda Thioune mu bëri parce que wax dëgg neex yàlla lamb du loo xam ne dama koo téléwu ma ko. waaw dëggantaan commanda Thioune ne téléwul lamb mais buñ xoolee tamit ci âge commanda Thioune. commanda Thioune mu ngi bëgg a jël âge léegi parce que tam boo yàggee ci benn affaire di ci yëngu. instant bii nii ñëpp xam nañ ne commanda Thioune mbër la. comprendre nga yàgg a bëri ji mbapat ci àll bi. mais ba tey nii ikiri xéwal gëdd gi ñu war a jox commanda Thioune joxuñu ko ba tey nii mais ci kaw loolu est-ce que toog nga ci ak père Amdi Fall mi nga xamante ne moo leen yor ñu koy nuyu moom it xam nga mais est-ce que toog nga ci ak moom waxtaan ak moom xamal ko ne carrément père man damaa war a bëri. waaw père Amdi suñu papa la ma nuyu ko au passage vraiment dafa doon koo xam ne bu ñu jëlee ba léegi ba pare toog ak ñun def ak ñun lu ne moom ci wàllu boppam toog na ak moom waxtu wu ne dem naa si moom waxtaan na ak moom maintes fois ne ko làmb ji de wax dëgg neex yàlla fu mu toll nii man dama cee am wàll te yow nag yow yaa doon ki nga xam ne yow ci sa wàllu bopp comme yaa ñu yor yow yaa ma war a mën a jàppale bu baax nga wone ma te moo ma wone ba pare ma gën a wone sama bopp parce que lamb sama cër la. mais commandant à part père Amdi. tey à part père Amdi kan nga toogalaat koo xamante ni am nga yaakaar ci moom pour ngeen mën a waxtaan mu jàppale la ci lamb parce que lamb moom boo xamee comme yow ni nga ko waxee boo xamee lamb nga xam ne lamb moom buñ la jàppalewut mënoo dem mais est-ce que nekkul tey da nga amul koo xamante ni tey Dakar fii nii à part père war na laa mën a jàppale pour nga génn. est-ce que am na koy toogal koo xamante ni am nga ci moom yaakaar pour mu jàppale la nga génn bëri. waaw loolu nag moo ma xaw a manque tuuti daf ma manque sax xaw ma manque vraiment à part père wax dëgg neex yàlla am na ñoo xam ne nag xëy na bëgg nañu làmb bëgg nañ man ci sama wàllu bopp ma taxaw ci biir terrain bi mais ñoom pas-pas bi ñu war a def pour ma am combat pas-pas boobu ñoom duñ ko def parce que. ne ci làmb di dundu làmb taxul yow ci sa wàllu bopp nga war a xam mbër fi ñu koy jaar ba dëggal ko combat am naa sama benn grand boo xam ne nag wax dëgg neex yàlla moom la bari li may nekkal ci làmb ji pour nekk ak moom chaque jour mu may ñaax ci bëre ñu koy wax mañaañing kooku moom wax dëgg neex yàlla bu sañoon ma doon roi des arènes. mais waaw mañe comme ni nga wax nga ne mañaa bu soñoon nga doon roi des arènes mais tamit yenn saa dañ lay gis saa bu saison ubbee yaa ngi Dakar di entraîner mais saa bu saison bi tëjee dañ lay gis nga raar ba maanaam commandant bu raaree ci mbapat yi lay ne wala commandant ci lan lay ne. non man bu saison bi tëjee su saison bi tëjee man damay dem damay naweti ji su ma naweti jee maa ngi si napp bi damay napp. dem si gaal yi dem mbaal yi. kon commandant gëj na bëree mbapat. non commandant gëj na bëree début pandémie bi. ci début pandémie nga gëj a bëree mbapat. waaw instant bii nii comme ni lamb ubbee nii yow. fu mu toll nii bu mbapat commencé da ngay mbapati wala da ngay continuer ci école bi di xaar combat. non xaaratuma dara bu Grand Yoff wootee ma dem su arène nationale wootee ma dem. dëkki àll yi ku ci woote ma dem si kattanu yàlla ak baaxam fu mu toll nii man si loolu laa toll parce que nag jot na ma gën a wone sama bopp parce que lamb laay dund. waaw dëggantaan commandant loolu la wax nee na moom lamb lay dund boo ko déggee muy wax rek nga xam ne commandant lamb la xam boo ko déggee muy wax nga xam ne commandant dafa nàmp lamb boo ko déggee muy wax nga xam ne commandant Thioune mii moom lu mu am ci àddunaam lamb moo ko gënal mais nag comme ni ñuy wax saa su nekk rek nit
boo nekkee ci àdduna il faut nga am ñu la jàppale ñu la pousse kon waa école de lutte xéewal gi suñ ñu dégloo wala ñu seetaan suñu émission nañ jàppale commandant Thioune parce que il est temps jot na mais commandant ci buñ duggee ci sa carrière ba génn ci tuuti. ñu ma bëggoon ñu waxtaan ci làmb tuuti. ci lu wér. parce que tey làmb ji ak fi mu toll nii nga nekk biir Pikine. waa Pikine xam nga am ay combat ku ci mel ni Boy Niang Tapha Tine la am. jóge ci Tapha Tine teg ci Balla Gaye Ama Baldé mu ngi am Modou Lo. maa ngi dégg nag ci wéyu bay ñuy waxaat encore combat am ak Gris Bordeaux. yow Eumeu Sène génn na contre Lac de Guiers numéro 2 gis nga di combat bi demee. yow tey sa jàngat ci côté boobu noonu yow ban jàngat nga am ci loolu. waaw sama jàngat ci loolu di nuyu mbër yi nga xam ne ñëpp ñoo nekk ñëpp Pikine parce que ñun Pikine lan am Pikine fu ñu mën di dem itam Pikine la ñuy représenté muy diggante Boy Niang nga xam ne mooy doomu déggul war a daje ki nga xam ne moo di Tapha Tine war a daje ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 ñoom mbëri Pikine xanaa di leen ñaanal rek ku ci sa bés taxaw ñu taxaw la comme nañ la daan taxawee gunge la ñaan si yàlla mi may ndam rek mu may la ndam. waaw commandant nga ne ñu taxawu la ñaanal la yàlla may la ndam mais commandant ñun bu ñu dégloo man bokk su ma dégloo. ni gars yi di waxtaane ci làmb Boy Niang. dafa mel ni fu mu toll nii ñoom faxas nañ Tapha Tine ba pare. parce que instant bii nii ci seen combat ak Balla Gaye lañ gën a sax concentré wu que seen combat ak Tapha Tine. mais tey boo doon comparé Tapha Tine ak Balla Gaye ban làmb la ci Boy Niang wala gën a fonk. ñaar yëpp la war a gën a mën a fonk parce que Boy Niang tey ñun waa Pikine la ñu moom la ñuy sas mais si ñaar yëpp da cee war a bàyyi xel. waaw ci kaw ñaar yëpp da cee war a bàyyi xel. ñu xool combat am ak Tapha Tine mën naa la ne dox daje moo leen boole. mais combat am ak Balla Gaye moom moo ko bëggaloon boppam. yàgg a topp Balla Gaye mais fi ko combat ak Balla Gaye fekk est-ce que baax na fi mu jëlee Balla Gaye est-ce que baax na. waaw combat fu mu ko fekk baax na parce que Wolof Njaay di daan wax ne garab ci kaw lay fekkante xëy na moom am na gëm-gëm bu ko leer ne man su ma dajeeg Balla Gaye 2 dama koy daan ngëm-ngëm googu si boppam moom la am mais daal li ma koy ñaan mooy Boy Niang mu bañ a naa ko lamb nag dafa doon loo xam ne bu la wuyoo da ngay ne tekk wan la yoon bërekat la ndaanaan la mais ñaari combat yi na ci bàyyi xel bu baax a baax te gën a fonk entraînement gën a góorgóorlu yàlla na ko ci yàlla may ndam. mais commandant tey boo doon conseillé Boy Niang Tapha Tine nga yaakaar ne Boy Niang ci lan la war a mën a daane Tapha Tine ci xeex wala ci bëre bi wala kattan wala ci lan la ko mën a daane ci maanaam ci fan la tax Boy Niang war a mën a wéeru ba boole Tapha Tine ak Balla Gaye. waaw Boy Niang maanaam fu mu mën a war a weeru ba laaj Tapha Tine ak Balla Gaye wax naa la ko sànq samay biir wax mooy ngëm-ngëmam moo ko si yóbbu na mu war a def nag ba mën a daan Tapha Tine mooy mu bañ a yennu làmb ci mu bañ koo yennu xool li Tapha indi mu calculer ko bëreeg moom ndax peut-être suñu jàppantee mën na am 1000 chance pour mu daan. waaw man dama déglu benn course Tapha Tine mu ne Boy Niang benn kele la am ci làmb muy xar géppeñ te yow leer na la leer yàlla ne Boy Niang mënta xar géppeñ Tapha Tine pour Boy Niang daan Tapha Tine foo ñu xeex foo mu bëri ak coono dëggantaan mooy daan Tapha Tine coono pire mooy daan Tapha Tine est-ce que yoon la moom mu jël Tapha Tine génnagul ci Tapha Tine mu teg ci Balla Gaye 2. waaw mais ngëm-ngëm fan nga ko teg. non xam nga làmb du gëm-gëm kese làmb dafa bëri lu ko ëmb. tey boo nee làmb di nga ne gëm-gëm. di nga ne mystique. di nga ne doole di nga ne bëri. comprendre nga en même temps nga am encadrement. Tapha Tine ñëpp dañu gisoon ne làmbam bu mu ñàkk rek manque encadrement moo ko xañ. ñu dégg tey waa Bawol ñoo ko jëlal seen bopp. comprendre nga tey boo nee Mbaye Diouf mu ngi si ginnaawam. nga ne Zallo mu ngi si ginnaawam. ak ñeneen. kon Boy Niang fi mu jëlee Tapha Tine dama yaakaar ne dafa fekk Tapha Tine defaru. waaw mais
maanaam gis nga nit su fekkee yow da ngaa bëgg a dem te mu leer la la yow fa nga war a dem ñii ñoo war a doon say gàllankoor muy entre Tapha Tine ak Balla Gaye il faut mu affronter ñooñu pour dëgg-dëgg Boy Niang il faut mu bëreeg ñoom daan leen parce que déjà naataangoo ma nga Pikine daan na Tapha Tine te moom Boy Niang bëggul a dellu ginnaaw. waaw est-ce que gëm nga ne mbër. défaite moo koy def mbër. ci lu wér. te Ama Baldé depuis bi mu daanee Tapha Tine ba tey. Tapha Tine dafa wonewaat beneen xar kanam. waaw dafa changé waat maanaam système bi muy bëri. da koo changé waat complètement mais nga est-ce que yaakaar nga ne ni ko waa Pikine yombale dina yombe ci Boy Niang noonu. noonu làmb yombewut fenn Boy Niang comme li ma la wax sànq am na ngëm-ngëm pire ne damay daan Tapha Tine mais na ci bàyyi xel bu baax làmb lañ wax te comme Boy Niang moom xam na fu mu jóge Tapha Tine moom xam na fu mu jóge kon ñaar ñooñu làmba leen bëri boole kon foofu ñu bëri. mais xalaat nga Boy Niang li ko dal contre Lac de Guiers numéro 2 su ko dalee contre Tapha Tine lan moo ko ciy xaar maanaam bëre boobu wane signe fatigue nga xam ne Boy Niang 2 bii dafa sonn ba loxoom sax mënatul a jóg te Tapha Tine mosoo gis combat boo xamante ni bëri na ba nga gis Tapha vidéo te Boy Niang 2 ak Lac de Guiers numéro 2 boo ko seetaanee loo dëkk Pikine loo doon bëru Pikine loo supporté Pikine xam nga ne Boy Niang numéro 2 bii contre Lac de Guiers numéro 2 dafa vidé mais yow vidé boobu bu ko dabee ci combat wu Tapha Tine loo ci xalaat. waaw mais làmb combat bu ne ak la mu laaj moom bu ko leeree ne man Tapha Tine mii nii compétir kat la te caaxaan taxut mu sonn xëy na loolu amoon ci diggante moom ak Lac de Guiers dina ko rectifier te Boy Niang telewut bëre dafa mën a bëre xam na li koy xaar après kon gën a yokk ngëm-ngëmam googu nga xam ne moom gëm na ko pour daan Tapha Tine na def loolu. mu def loolu pour daan Tapha Tine tey bu ñu jógee ci combat Boy Niang Tapha Tine xam nga dañuy dugg tuuti rek ci Ama Baldé parce que yaakaar naa émission bi ñu ngi ci dernière réglage yi. comprendre nga mais tamit Ama Baldé tey mu toog ne ni ko roi des arènes am leere su ko àjjanaam leere woon noonu mu ne yàlla rey ma te man dama def benn jàngat ci Modou Lo. Modou Lo ku mu tollool moo la man te moom Ama seen taay dañu neexoo taay. boo nee xeex man Modou laay jox faveur ci xeex bi. boo nee bëri it Modou laay jox faveur ci bëri bi kon Ama li mu mën a wéeru ji mooy mystique ak gëm-gëm bi ngay wax combat boobu na nga analyser ma ci tuuti rek pour ñu avancer. waaw Modou Ama dawoon na làmb joo xam ne làmb ju doy waar la mais Ama comme li ma wax sànq rek ci Boy Niang am na ngëm-ngëm goo xam ne moom moo ne si boppam ba mu yaakaar ne tey bu arbitre sifflé léegi mu taxañ Modou Lo dem yoonam. te nag côté boobu dinaa ci ànd parce que adversaire boo ko amee ak si dayo bu mu mën a am da nga koy won ne maa la mën da nga koy won ne man maa la mën bu arbitre sifflé ma def la na ma la war a def dem sama yoon te Ama ngëm-ngëm googu la am. mais Ama est-ce que war na am ngëm-ngëm boobu ci digganteem ak Modou taxaw ak Modou Lo gëm ne noonu kii maa ko mën dama koy faxas est-ce que gëm-gëm boobu noonu Ama su ko indee jouru làmb ja ak ñiy analyser Modou Lo Balla Gaye ni muy def Modou Lo est-ce que Ama mën na def Modou Lo noonu ni Balla Gaye def Modou Lo. waaw xam nga làmb la làmb lan wax tey da ngay ñëw bëri daj bu subaa nga ñàkk a bëri daj mais maanaam comme moom am na loo xam ne moom la gëm diggante moom ak Modou Lo daan Modou Lo ba toog ci roi des arènes bi moom la soxla kon nag am na droit moom ci boppam. ne man damay daan Modou Lo ndax ngëm-ngëm boobu la am. waaw yow sa làmb moom tout le temps commandant Thioune ci gëm-gëm da teg làmb ak lépp looy mën di def ci àdduna soo amul gëm-gëm jarul nga koy def tey sunu plateau ak lu làmb ñu dalaloon commandant Thioune mu nekk mbëru mbapat jóge dëkk ba ñëw Dakar nekk école de lutte xéewal gi xam nga bëgg a bëre mbapat lool mais yàlla mayeegu ko sens pour mu dugg ci arène bi. di moyes commandant sa dernier kàddu ci émission bi. waaw di la sant di ñaan seen site bi ñaan yàlla
fa ngeen bëgg yàlla na ko fa yàlla yóbbu ci barki yonent bi parce que wax dëgg neex yàlla su la neexoon mën nga ma gis di ma bàyyi bañ ma dugal ci sa bopp mais nag def nga loo xam ne yow ci sa wàllu bopp yàlla rek laa lay bàyyeel xëy na peut-être ñun lii mën nañoo jaar fii nii mu doon loo xam ne daf may relancer te kon boobaa yow ba ilaa yow mi din duma la mos a fàtte jërëjëf encore merci. waa gars yi Ox TV la woon xam nga ma àndoon ak suma grand frère am mu nekk féeti woon ci caméra bi ma dalaloon commanda Thioune sama si émission ak lu làmb di ñaan Sénégal yan na fi jàmm yàgg di baalu ñëpp àq ci weeru koor gi di baal ñëpp àq di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan lépp lu ñu ñaan yàlla ci weeru koor gi yal nañu ko yàlla defal lépp bépp tooñ buñ tooñ suñu borom rek ci koor gi yal nañ ci yàlla jaarale jéggal ñu bépp ñaawteef jéggal ñu bépp rëkk-rëkk boo xamante ne nii def nañ ko parce que jàmm matul di ñaanal ñëpp jàmm di sant ñëpp xam nga di nuyu nag sama waa dëkk waa garage bente ñi ñetti ASC yi kàndam la xam nga manko ak waagaan nga xamante ne nii mooy sama ASC di gërëm sama gaay am maa ngi lay ziar bu baax a baax di ñaanal nag studio bi yal na dem ba doon xam nga télé boo xamante ni day doon benn télé Sénégal télé bi mën ci Sénégal may ziar ñëpp di sant ñëpp di bëggee ñëpp di gërëm sama jigéen bu ñaawul bi nga xamante ni moom xuloo ci téléphone rek la mën ziar naa ñëpp bëgg naa ñëpp sama grand frère Modou borom sikkim bu nice bi Modou maa ngi koy ziar moom it xam nga di ko sant bu wër a wër xam nga di gërëm sumu benn grand frère Ndiaga Dieng maçon bu mag bi kooku moom mooy sama conseil technique maa ngi koy ziar bu baax a baax commanda Thioune waaw da ngaa tëj émission bi rek te xëy na ku ne am na loo xam ne xëy na moom nga nàmp non pour man pare nga ci wàllum li ma doon o fogole séeréer mais simna nuun fop to xeɗa émission feke andoona yee fi'anum no journée fe xaye nu nqeɗanaam teen a roog o yaal te fi'anaam ke andoona ka we ay njortees simna wa saate es fop xe andoona yee kiigitiro refo rek mais simnang simna o maages o leŋ o neena Aliou Faye a buga trop njom um gar meeke Pikine simna oxe neena Mañañing a Grand S a damtaxam a fi'anaam ke refna retaam bo Joal Fadiouth simnaam fop ay simnaam o père Amdi simnaam waa école de xewal gi ñoom Ibou ñak jëriñu ñoom Canal Issa Xartes te moƴandel no tampon ndaw vraiment simnaam waa Joal fop simnaam itam axlu xe refna o kiigit rek xaye simna xong to xeɗa rek comme ne laytonga ten xatoor ndiki na olof nagam laytikango ten sereer émission feke no fi'a yasam roga damtu nuun ten a fi wax dëgg neex yàlla te ref télé no barke no tuleer oxe roga waagaan yagasam roga fen simin xartes o ndokores te moƴa andel no Pape Sène vraiment content na mi simna mi itam Modou vraiment a fogay no fan si es number one ke oxe ke ref yaal sitne oxe ke koy te ref yaal sitne waaw o lay we wa Saxre te jam Saxre nu ñaanano yaal sit feke roga damtin bo kete bugna no kete fi'a roga fi'in allahumma amin roga waaga ni rek yasam te fi'an nen bëgg waat naa ñëpp ak lu lamb la woon xam naa incha allah rabbi samedi maa ngi war a dalal benn champion ñu naan ko Moussa Balla Gaye déggante naa ak moom léegi ci kàttanu yàlla incha allah rabbi xaaraatu leen ñu samedi ziar naa ñëpp bëgg naa ñëpp. nga wax gars yi ñu ñëw ñu bàyyi daw bi.